asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen dalal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral di defee chaque fois. yaakaar li may xaar nit ku ne sa wërsëg buy diggi jàppal ni dara du ko dee waaw li ma sonal mooy li ma xamul fan laay mujjee ak ki may doon waaw nee na lu sotti am ba. ok gars yi tey dañuy ñëw wax ci benn incident boo xam ni beaucoup de personnes en parlent tey damay wax ci li nga xam ni moom moo di affaire de accident boobu noonu nga xam ni am na ci concert Travis Scott y a beaucoup de personnes qui sont mortes 9 nit. dee nañ ci concert boobu noonu je peux dire que ni on est habitué à voir concert yooyu noonu nit ñi di xam d'ailleurs même boo xoolee li nga xam ne moom moo di suñu dëkk Sénégal Thione Seck xamloo na fi ku nekk Youssou Ndour xamloo na fi ku nekk Aliou Mbaye Der xamloo na fi ku nekk concert yooyu nga xam ne nit ñi dañ koy subir mais toujours ci xam rek la yem après nit ki dina reprendre parce que la situation mooy ay concert la yoo xam ne peut-être bëri woon na nit mais pas exagéré ba nga xam ne tey jii nit ñi dinañ mën a étouffer wu dañoo dee ba pare y a plus de 300 personnes yoo xam ni maintenant nii jamono ñu toll nii j'ai même entendu que ne mu ngi yéeg ba ay 500 blessés nañu et am na li nga xam ne moom moo di 50 personnes yoo xam ni dénoncé nañ concert boobu noonu dénoncé nañ Travis Scott pour ñu yóbbu ko en justice te bu leen jàpp ne bii mooy première année bi rek en 2018 premier concert am affaire boobu noonu amoon na quoi mooy maanaam ñu bëri porté woon nañ ko plainte sur affaire de technique sécurité yi nga xam ne moo fa am nit ñi nga xam ne blessé wu nañ te chaque événement boo xam ne Travis Scott da koy def rek polémique lay indi créé lay indi y aura beaucoup de blessés loolu mooy li nga xam ne moom laa leen bëgg a indi mais dafa am yeneen affaire yoo xam ne nit dañ ko si souligner y a des personnes qui disent que ni sacrifice humain la mooy maanaam nit ñu bëri dañ leen sacrifier foofu parce que chaque instant américain yi dafa mel ni deret rek loolu l'empire Rome dañ doon utiliser deretu nit pour gën a mën seen bopp gloire pour gën a am doole parce que mythologie bi loolu la wax wala peut-être ñi nga xam ni amuñu woon religion loolu lañ doon def ba si Sénégal bi y a un roi qu'on appelait Lat-Sukaabe balaa moo doon dem guerre la première chose qu'il faisait mooy day xaar ba benn ndaw wasin ku jigéen wasin mu jël doom ji balaa mu ko nàmpal ñu dëbb ko ba mu mokk mu jël li nga xam ni moom moo di encre bu at ndox mu mën ko diw yaramam pour mu doon benn affaire boo xam ni protective la quoi parce que tamit Lat-Sukaabe Fall nekkul woon koo xam ni musulman la woon wala da doon gëm li nga xam ni moom moo di yàlla ay esprit la doon gëm kon de ce fait affaire de sacrifice humain gars yi bu ñu koy jéem a banaliser ku wax rek ñu ne la complotiste nga wala da nga ñëw pour yàq wala da ngay inventer wala waree ba y a des choses yoo xam ne dañu am yoonam te loolu il faut gars yi préciser ko de ce fait nag pour ngeen gën a mën a comprendre damay commencer sa njëlbeen bi kan mooy Travis Scott. Travis Scott benn jeune rappeur la boo xam ni mu ngi jóge fa nga xam ni moom moo di Houston fële ca Texas Travis Scott Houston dafa amoon benn parc bu ñu doon woowee Astro World boo xam ni waa Six Flags ñoo ko defoon seen deuxième parc bi nga xam ni defoon nañ ko boo déggee parc boobu noonu mooy parc de bu ñuy divertir comme benn genre Magic Land la woon ñu ngi ko créé en 1968 ba keroog 2005 la ñu tëj li nga xam ni moom moo di parc bi. lan mooy essentiel u parc bi fii nii si li nga xam ni moom moo di li ma leen di expliquer ak lan rapport la am ak ki nga xam moom moo di Travis Scott parc boobu noonu la Travis Scott foowee def mu nekk jeune def mu nekk xale moo papaam foofu lañ ko daan yóbbu yaayam foofu la ko daan yóbbu kon ça veut dire que ne benn genre nostalgie la am depuis 2005 ba 2018 pour wane ni carrément ni cité boobu noonu mooy maanaam Houston dañu war a recommencer concert dañu war a représenter waat divertissement bi nga xam ne amoon nañ ko si la créer ñëwaat utiliser le même mot mu di Astro World si li nga xam ne moom moo di album boobu en 2018 la ko génnee mu ñëw utiliser aussi tamit festival bi Astro World pour rendre hommage poste boobu noonu ça veut dire que ne du loo xam ni moom daf ko réinventer tur bi tam daf ko réinventé tur bi foofu la ko fekk seulement que daf ko jël en possession gannaaw affaire boobu noonu dafa tëjoon uniquement pour buy def li nga xam ni moom moo di festival am festival yi nag dafay nekk benn affaire boo xam ne genre saga la comme benn instant Youssou Ndour bu ñëwee ne Bercy festival boobu noonu ñu ngi ko tuddee Astro World je sais pas ndax yéen a ngi suivre un peu li nga xam ni moom moo di link bi bi mu ko créé nag au début Astro World boobu noonu dafa amoon benn xale boo xam ne moom lañ fa tegoon moom moo ubbi woon gémmiñ bi pour mu suivre li nga xam ne moom moo di mode bi pour mu suivre li nga xam moom moo di festival ki nga xam ne moom moo créé mu jël benn bopp mu teg ko foofu noonu bopp Travis Scott mu teg ko foofu noonu ubbi gémmiñ bi pour nit ñi mën a jàll foofu noonu loolu mooy li nga xam ni moom moo di Astro World en 2018 la ko def mu am beaucoup de personnes yoo xam ne rejoindre nañ ko mu def li nga xam ni moom moo di fanbase am en 2019 mu ñëw dóor ko mu gën a ngand parce que boo xoolee foofu noonu la amee li nga xam moom moo di 50 000 personnes yoo xam ni
participer nañ si li nga xam moom moo di concert boobu noonu en 2020 nag malheureusement Covid bi ñëw Covid bi mu ñëwee mu yàq lu bëri mais teewul nag concert bi continuer parce que si la defee benn collaboration ak Epic Game mi nga xam moom moo créé Fortnite Battlefield Fortnite boobu noonu lañ def nag si Twitch si beaucoup de réseaux beaucoup de plateformes pour nit ñi mën ko assumer et il a beaucoup streamé gagné na xaalis bu bëri foofu noonu nga xam ni moom moo di foofu noonu si Fortnite. En 2021 nag moom moo tax tey ñu ñëw wax si la incident bi gën a rëy amee mooy maanaam nit ñi nga xam ni dee nañu parce que 9 personnes perte nañ seen vie je répète plus de 500 personnes blessé nañu ñoom ñëpp ñu ngi hôpital parce que affaire boo la xoolee le 5 la ba léegi gars yi di si doog wax parce que information yu bëri jamono ji la toll mais surtout aussi il y a plus de 50 dénonciations yoo xam ne nit ñi porté nañ plainte ki nga xam ni moom moo di Travis Scott ak staff bi ak promoteurs yi nga xam ni créé nañ li nga xam ni moom moo di problème bi. Somebody help him. Somebody passed out right here. He passed out. God. Somebody passed out right here. Hold on. Don't touch him. Don't touch him. Somebody just back up. Security, somebody help. dama leen di jox nag ñaari côté dama leen di jox côté technique bi nga xam ni ñoom benn partie bi loolu la ñuy wax ak CNN loolu la ñuy joxe ma jox leen aussi tam benn partie satanique boo xam ni gars yi bëri mooy maanaam ñi ñuy woowee complotiste ñi nga xam des fois dañuy wax dëgg mais pour yàq seen kanam wala pour yàq li nga xam moom la ñuy wax pour banaliser loolu noonu duñ leen bàyyi xel dañuy def tout pour saboter leen minimiser li nga xam moom la ñuy wax pour nit ñi jàpp leen les complotistes foofu la problème bi génnee quoi mooy maanaam booy wax si Illuminati booy wax si LGBT da ngay dem ba benn instant yow yaay soof nit ñi yow la ñuy jëm kii y a beaucoup de personnes yu naan Wes Show léegi day promo LGBT te da lay leer ne Wes Show promo LGBT te ñooñu mooy genre nit ñi nga xam ne dañuy ñëw pour xëpp ci kaani juste parce que neexoo leen juste parce que li ngay wax neexu leen juste que tu es plus intelligent que ñoom loolu mënuñu ko accepter d'ailleurs même moo tax ñu siy sotti suuf maanaam dañuy xëppul suuf si cere gi de ce fait pour gars yi la ñu wax année bi 50 000 places la gars yi déclaré mais malheureusement ak émeute bi nga xam ne am na juste à l'entrée il y a plus de personnes yoo xam ni dugg nañ sans pour autant fay billet on peut dire que ni dafa quadruplé li nga xam ni moom moo ne nombre bi y avait plus de 200 000 personnes yoo xam ni dugg nañ ci espace boobu nga xam ni c'était juste pour 50 000 personnes bu ñu ko sécuriser malheureusement nag les personnes mënuñu woon bouger les personnes mënuñu woon yëkkati sa loxo mooy maanaam am na ay témoignages yu bëri yoo xam ni gars yi def nañ ko tu es là-bas tu es serré di nga déglu musique mën nga ci blessé y a beaucoup de personnes qui se sont étouffées maanaam étouffement boobu noonu moom moo tax ñu xam pas parce que musique bi moo leen neex wala dañ dem en tranche des fois mooy maanaam dañuy yéeg ci musique bi dafa mel ni boo drogué wala en certain moment nga yéeg mais musique bi tam am na ñoom boo ko dégloo ngay dem ba daanu moom laa doon wax sànq moom moo dal ñoom Thione Seck bi ñu daan woy nit ñi di xam Youssou Ndour nit ñi di xam Michael Jackson nit ñi di xam en fait bokkul ak bii nga xam ni maanaam du musique bi moo tax ñu xam mais tàngaay beeg nit ñi ak nit ñi ñuy collé ak étouffement bi beaucoup de personnes yi nga xam dañuy am facilité xëm bu fekkee dafa nekk benn espace boo xam dafay tuuti amuñu aération loolu moo dal li nga xam ni moom moo di concert bi et c'est ce qui est bizarre mooy beaucoup de personnes ñu ngi doon woote à l'aide mais malheureusement am na ñu nekkoon ci ginnaaw sax naan Travis Scott wàññil musique bi stoppal concert bi peut-être nu ñu soree moo tax Travis Scott dégg ko mais li ma ci gën a jaaxal mooy y a des personnes yoo xam ni yéeg nañ ci kaw concert bi dem ba ci caméraman bi ne ko am na ay nit yoo xam ñu ngi daanu am na ay nit ñoo xam ñu ngi dee tëj leen li nga xam ne moo di concert bi caméraman bi ak staff bi dàq nit ñoon ne leen bàyyi leen soo fi yéegaatee dinañ wax police mu yóbbu la malheureusement beaucoup de personnes dañuy wàcc abandonné mais affaire boobu noonu nag moo gën a métti beaucoup de personnes l'autre chose bi nga xam ne moom la ñuy wax mooy maanaam tey jii nii structuration bi nga xam moom la dafay concert bi lan moo tax Travis Scott continuer sa bu gisee ne ay fanam ñu ngi xam nit ñaa ngi dee ñi ñaa ngi koy signaler pourquoi chaque instant muy arrêté li nga xam ne moom moo di musique bi moment bi nga xam ni policiers yi mën nañ jaar si li nga xam ne moom moo di zone bi pour jël nit ñi musul wax nit ñi waxuñu ko ni il faut que ñu arrêté wala ñi nga xam ni dee nañ wala ñi nga xam ni après mun ñu leen secourir waxuñu Travis Scott arrêté musique bi sur le moment parce que y a beaucoup de catastrophes espace bi dafa tëju non dañuy def li nga xam ne moom moo di jël nit ñi Travis Scott continuer li nga xam ni moom moo di musique am 30 minutes après si le problème yi commencé démarrer nag si la musique bi arrêté et on a vu que ni y a beaucoup de personnes yoo xam ni dee nañ en tout cas lii mooy li nga xam ni moom moo di polémique bi lii moo xew nit ñi nag porté nañ ko plainte léegi nag si foofu nag si la ay nit ne satanisme la sacrifice humain la loolu moo xew léegi nag si foofu la ñuy gën a dugg man foofu laa nekkee expert quoi foofu laa demee rechercher ay information ba xam li nga xam ni moom moo xew si beneen côté bi nag je dis pas nag moom moo am wala amul mais dama leen jox li nga xam moom moo di cadre général Astro World lan moo tax nit ñi di attaquer Travis Scott jaay ko li nga xam ni moom moo di satanisme ku xam Travis Scott
xam ni benn genre benn photocopie la mooy maanaam copie collé Kanye West la képp ko xam Kanye West mooy kooku noonu nga xam ni moo jaayoon li nga xam ni moom moo di am jaabalam moom la Mame Matar Gueye di wax toujours Kanye West comprendre Kanye West comme ni ko gars yi di waxee kooku noonu moom moo jaay amam Kanye West nag ak ki nga xam ne moom moo di Travis Scott dañu yor ay liens communs quoi dafa mel ni moom Travis Scott moom mooy nekk benn genre relève ki nga xam ni moom moo di Kanye West dafa mel ni exemple bi ma lay jox comme benn Snoop Dogg ak Wiz Khalifa moom moo nekk relève Snoop Dogg ba nga xam ni la majeure partie des choses yi nga xam ni mooy mood lifestyle bi nga xam ni Snoop amoon na ko da nga koy gis carrément si ki nga xam ni moom moo di Wiz Khalifa dafa topp li nga xam ni moom moo di mood boobu c'est la même chose même carrière laa wax nag bi nga xam ni moom la Travis Scott Kanye West def na ko ba pare moo tax benn jour Kanye West mu ngi naan Travis Scott arrête de me copier quoi en fait bàyyil di ma copier bàyyil di ma suivre ma jox la li nga xam ne gars yi moom lañ niroo mooy maanaam ñoom ñaan ñëpp ay producteurs la ñu woon au début maanaam beatmaking la ñu commencé di produire des artistes après ñu nekk nag des producteurs yoo xam ne dañuy créer seen genre label wala dañuy créer seen genre musical foo xam ne foofu studio foo xam nit ñi mën nañ ñëw di fa enregistrer ñuy topp li nga xam ne moom moo di artistes yi boo leen bëggee dégg-dëgg dañ nekkoon ay nit yoo xam ne dañ nekkoon derrière l'ombre au début néanmoins ñuy préparer li nga xam ne moom moo di seen carrière artistique ñoom ñaan ñëpp préparé nañ li nga xam moom moo di seen carrière artistique dugg nañ si monde li nga xam ni moom moo di musique bu ñu duggee aussi tamit si monde musique am na beneen affaire boo xam ne am nañ ko commun mooy maanaam satanisme bi nga xam ne jël nañ ko appartenance bi nga xam ne am nañ ko bu njëkk ba nag gars yi dañ ko doon nëbb ba sa Kanye West c'était pas flagrant au début tout récemment la wane ni carrément mu ngi ci te il a influencé beaucoup de jeunes moo tax tey nga gis benn Lil Nas X wane carrément appartenance am si li nga xam non seulement LGBT mais aussi tamit côté satanisme bi noonu la aussi tamit ki nga xam moom mooy Travis Scott wane d'ailleurs moom dinaa leen jox li nga xam ne moom moo di ay affaires yoo xam ni link la moo lay wan ni carrément ni beaucoup de personnes fan la ñu jàpp ni lii benn sacrifice humain la léegi nag foofu noonu ñu am beneen affaire boo xam ne am nañ ko en commun mooy maanaam bi ñu paree si li nga xam ni moom moo di doon beatmaker doon producteur doon artiste am appartenance satanique dañu nekk ñoom ñaar tamit benn nit ñoo xam dañ dugg si monde mode ku nekk yaa ngi am sa li nga xam ne moom moo di mode yaa ngi am sa li nga xam ne moom moo di influence si mode bi Travis Scott tey bu solee yére McDonald y a beaucoup de personnes yoo xam jamono yi nii McDonald dem na ba nekk li nga xam moom moo di marque comme Ikea tam bi ma gisee ko rek dama découragé mais en tout cas ñoom ñaar am nañ benn influence boo xam ne lu ñu sol wala marque bu ñu sekkal wala lépp lu ñuy def rek day bokk si li nga xam moom la ñuy gën a vendre te dañ aay aussi tamit si li nga xam ne moom moo di côté médiatisation côté divertissement dañuy jaay aussi tamit li nga xam ne moom moo di seen produit wala seen concert mooy maanaam lépp loo xam ni dañ koy utiliser marketing dañ si aay kon ça veut dire que ñoom ñaar boo xoolee benn la last affaire bi nga xam ne nag moom moo leen wan ni carrément ni ki nga xam moom moo di Travis Scott day topp monde ki nga xam moom moo di Kanye West mooy le fait que Kanye West dafa sëy ak ki nga xam ni moom moo di Kim Kardashian Travis Scott ñëw nekk ak ki nga xam ni moom moo di Kylie Jenner nekk couple boobu noonu mooy maanaam ñoom ñaar ñëpp dañ dem mujjee bokk li nga xam ni moom moo di benn famille bi nga xam ni foofu lañ nekk en tout cas loolu mooy li nga xam ne moom moo di ressemblance yi de ce fait appartenance satanique bu Travis Scott dafa nekk benn affaire boo xam ni kenn du ko laam-laamee seulement que nag ndax dem na ba mu nekk nit ñoo xam ne dañuy sacrifier nit là c'est une question boo xam ne ñu bëri war nañ ko poser de ce fait nag pour muy clair sacrifice humain dafa mës a nekk loo xam ne am na si monde bi surtout Sénégal boobu noonu benn histoire boo xam ne seen dëkk la jóge dama leen koy jox am na ku ñuy woowee Lat Sukaabe Fall benn buur la woon balaa mu daan dem di dem xeex lan la daan def da daan xëcc li nga xam ne moom moo di nit boo xam ne ëmb na wasin na balaa yaay ji di ko nàmpal mu jël doom bi dëbb ko ba mu moo ko jël li nga xam ne moom moo di meen boobu noonu mu koy diw si li nga xam ni moom moo di yaramam balaa muy dem guerre juste pour wane suprématie pour wane pouvoir yaa aussi tamit li nga xam moom moo di beaucoup de rois yoo xam dañ doon naan deret les vikings aussi tamit dañ doon naan deret juste pour wane carrément leur suprématie kon tey jii nii sacrifice foofu la jógee parce que boo koy def booy rey nit wala booy naan deret da ngay am benn genre pouvoir boo xam da nga koy am loolu mooy li nga xam ne moom moo di sacrifice te yàgg na am pas seulement Afrique mais dans le monde entier de ce fait nag boo leen xoolee boo leen rappelé wax naa leen carrément ni Travis Scott dafa utiliser bopp boo xam ne dañ ne si foofu la ko inspiré mais inspiration am na mais lan moo tax mu def ko loolu la gars yi comprendre boo leen xoolee bopp Travis Scott bi dafa ubbeeku pour duggee carrément taxi bi tu vois carrément que da leen naan see you mooy beneen side bi mooy maanaam kaa ñu gisante beneen côté bi moom la ñu woowee au-delà par exemple tey jii nit bu dee bu nekkee si monde univers bi nii bu dee day dem au-delà quoi day dem beneen côté bi je crois que ni noonu lañ koy waxee loolu mooy maanaam dugg si li nga xam ne moom moo di côté enfer bi loolu mooy premier point bi nga xam ne gars yi douté nañ lan moo tax boo duggee tak si bouche bi da ngay nekk si beneen monde satanique bi nga xam ni moom la Travis Scott inventé deuxième point bi boo xoolee bopp bi ça ressemble trop ak li nga xam ni moom moo di benn tableau boo xam ni Jérôme
Broche defoon na ko depuis les années 1500 la ko defoon te boo xoolee si biir tableau bi tu vois carrément que dafa am li nga xam moom moo di porte comme boo gémmenu Travis Scott bi mooy boo xam ne ça désignait l'enfer mu am beneen mbaal boo xam ne foofu noonu ça désignait le paradis boo xam ne Jésus moo fa nekkoon di jàppale nit ñi pour ñu yëg quoi di jéem a dàq aussi tamit li nga xam ne moo di démons yi si diggante bi nag foofu noonu toujours da ngay gis nit ñoo xam ne dañuy def fornication da ngay gis nit ñoo xam ne dañuy def lu bon ñaaw teef nit ñoo xam ne dañuy sëy si mbedd mi y a beaucoup de trucs yoo xam ne boo observé bu baax li nga xam ne moom moo di cadre bi c'est comme si benn visionnaire la boo xam ne jamono ñu ñuy toll gars yi jamono ñu ñuy toll lépp loo xam ne mu ngi si cadre bi da nga koy gis carrément si li nga xam ne moom moo di États-Unis yoon bi lan la ñuy utiliser c'est comme Lil Nas X bu mu indee li nga xam moom moo di promo album moom def si li nga xam moom moo di mythologie grecque def si l'empire romain def si aussi tamit li nga xam moom moo di Adam et Ève y a beaucoup de choses yoo xam ni dañ koy jël modifier ko à leur personnage pour joxe li nga xam ne moo di lépp si enfer bi la quoi en fait ñun enfer bi ñu ñoo koy doomu seytaan yi ñoom ñoo créé loolu noonu yëpp et de ce fait looloo tax mu créé gémmiñ boobu noonu teg ko foofu noonu mais aussi tamit li nga xam ne moom moo di traité at concert bi ma am na ay flammes yoo xam ne dafa génn at gémmiñ bi foofu mu nekkee ça rappelle un peu li nga xam moom la ñu woowee Margot la folle benn affaire la boo xam ni benn belge moo ko bind boo leen bindee Margot la folle dinaa leen montre photo bi nii si li nga xam ne moom moo di Wikipédia di ngeen gis histoire boobu noonu boo leen ko demee lire di ngeen comprendre beaucoup de choses boo xam ne moom moo apporté li nga xam ne moom moo di féminisme moom moo indi li nga xam ne moom moo di première bataille yu jigéen yi kon déjà daf leen wan ni carrément ni monde LGBT am na si li nga xam ni moom moo di wàll ak li nga xam ne moom moo di féministe yi c'est en fait lépp loo xam ne jamono jii nii c'est pour dire carrément que ni la femme moom mooy l'enfer quoi chaque fois ma répété leen ko la femme moom mooy l'enfer parce que depuis ñu jox li nga xam ne moom moo di femme droit de voter droit de s'exprimer moo ngi depuis mu am loolu noonu si la monde bi nekk benn affaire boo xam ni c'est chaotique parce que la femme est très émotionnelle l'homme est très rationnel moo tax bu njëkk ba bi góor yi doon voter rek y avait pas trop de problème y avait pas trop d'émotion bu ñu naree voter dañ koy voter mais jigéen bu mu ñëw rek si la yërmande am si la beaucoup de trucs yoo xam ne laisser aller am loolu la ñuy jéem a expliquer en général si li nga xam ne moom moo di pochette bi. Troisième point bi nga xam ne moom moo leen di wan ni carrément nag wax dëgg fa yàlla c'est comme si que ne c'est bizarre parce que tam dañu naan yow it tamit ñu lay jiiñ dëmm ngay soccoo yeelu liir mooy maanaam tey jii nii photo bi nga xam ne moo di t-shirt bi nga xam ne moom la sol si bi muy def concert t-shirt bi du leen li nga xam ne ngay gis ay jeunes ay ndaw yoo xam ne dañuy dugg si porte bi porte boobu noonu mooy représenté gémminu Travis Scott si porte Astro World bu ñu génnee ñu doon ay démon boobu noonu nag lan lay signifier si Travis Scott mooy mood bi nga xam ne moom la lay indi buy def concert bête de scène bi nga xam moom la lay jox lépp loo xam niñ dañ koy def mooy maanaam ira bi nga xam ne moom la gars yi di yor xam nga tàngaay bi nga xam ne gars yi moom la ñuy yor ba du ñu nekk teg seen sago du ñu ànd teg seen sago chaos boobu noonu nga xam ne moom lañ bëgg mu ngi retrouver aussi tamit si li nga xam ne moom moo di Margot la folle en tout cas loolu mooy li nga xam ne moom moo di idée bii nii léegi de ce fait nag bi li gën a grand nag mooy concert bi muy daw y a beaucoup de personnes yoo xam ne wax nañ diw wàcc leen ñu ngi dee xar yaa ngi dee wàcc leen y avait même une fille boo xam ne yéeg na si kaw caméraman ne wàccee ko mu ngi koy naan arrêté leen concert nit ñaa ngi dee ñu dàq ko gars yi si ginnaaw ñu ngi doon wax stop de musique gars yi kenn faale leen c'est comme si que ni ñoom ñoo ko def exprès quoi parce que non seulement li ñuy wax rek tragédie bu bëree rek mooy maanaam xaalis bi la ñuy jiital fay bi la ñuy jiital don de sang boobu nag mooy tax xaalis yi gën a dugg quoi. yee gars yi désolé si couleur bi c'était juste pour ajouter benn détail bu am importance mooy maanaam affaire de incident bi nga xam ni am na li tax gars yi jàpp du bëri c'est très complot am na benn affaire boo xam ni complot la maanaam c'est satanique mooy le fait que ni dañ jàpp ni Facebook Instagram Twitter ñoom dañ nekk ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci complot boobu moo tax ñu effacer beaucoup de affaires yoo xam ne day dénoncer li nga xam ne moom moo di concert Travis Scott boobu noonu day yàqal Travis Scott beneen affaire bi nga xam ne moom laa ci bëggoon yokk mooy Kylie Jenner mi nga xam ni moom ak Travis Scott ñooy génn Kylie Jenner 5 jours avant mooy Pâques fête Halloween bi dafa dugal li nga xam ne moom benn photo boo xam ne préparé woon na ko yàgg parce que en ce moment là elle est enceinte préparé woon na ko pour préparer Halloween boobu noonu bi nga xam ne gars yi bëri tamit critiqué nañ ko si le fait que ni mu def benn photo boo xam ne juste pour présenter li nga xam ne moom moo di make-up mu nekk photo boo xam ne c'est satanique deret yaa ngi turu yëpp yaa ngi turu fallait que aussi tamit ma rajouté ko comme ça mu mën a am benn link boo xam ne moo tax Travis Scott def son boobu mooy maanaam affaire boobu noonu dafa nekk benn affaire boo xam ne da leen di coller da leen di link ñoom ñëpp. loolu mooy li nga xam ni moom moo di vidéo bi c'est comme si benn exemple rapidement la lañ jox différence entre Titanic ak bateau Joola tey jii nii Titanic
amul woon benn erreur technique jël nañ nombre de personnes yi nga xam ni moom lañ naroon jël bi ñu demee ba seen iceberg bi benn accident la boo xam ne dafa leen dab si yoon bi noonu mais boo jëlee bateau Joola am na benn structure boo xam ne respecté wuñu ko surcharge bi nga xam ne def nañ ko si nombre de personnes yi nga xam ne def nañ ko moom moo tax bateau bi coulé en 7 mois mu perte équilibre maamatul pied mu coulé ça veut dire que dafa nekk ñaari affaire mooy maanaam tey jii nii y a beaucoup de concerts yoo xam ne nit ñi dañuy dee parce que mal structuration la mooy maanaam dañuy yokk pour juste xaalis moom moo dal li nga xam ne moom moo di Travis Scott parce que 200,000 personnes si loo xam ne 50,000 personnes rek nga war a jël on peut dire que ni l'erreur est grave staff bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko créé tamit c'est grave bokkul ak li nga xam ne mooy ñeneen nit ñi nga xam ne dañu jël nombre de personnes nit ñi di xam nga mën a am benn genre rapidité pour mën a évacuer beaucoup de personnes en tout cas gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi j'espère que leeral yu bëri am na ñu joxante daje si beneen vidéo the king the goat the hall of fame Lord West wasalaam. C'est Cagoule boy, yeah.